laata lii nga sumb démb leneen loo xam ne soxal na la te jiitu réew mi dogal ko mooy société bu bees boobu nga xam ni sanc na ko daal la koy dénk di société boo xam ni ñu ngi ko tuddee naka moo di sax. compagnie générale immobilière du Sahel. Macky Sall fa la ko société bu bees nga nekk directeur général ba ngay jóge PDS di fekk Macky Sall xam naa lii nga ci séntu woon itam. non séntuwuma ci lii parce que séntuwuma ko ci woon parce que loolu taxul may politique man xam nga politique dabuma bokkuma ci ñi nga xam ne nii li politique da leen dab ñun dañu nekk ay ndaw am 17 18 ans 20 ans commencé am engagement citoyen et politique donc man tey jii mën nga ma compter plus de 20 ans samay at bareegut mais plus de 20 ans d'expérience politique donc ñun du question ni dañu dugg ci politique di ut ba ñuy nekk ndaw di nekk étudiant di nekk élève di nekk étudiant di nekk jeune di nekk cadre di nekk ci section mixte ñuy politique donc ñun li tax ñuy politique biñ ciy dugg dañu politique opposition ànd ñëw conquête du pouvoir 2000 ba lu ñu ci fekk mu fekk ñu ci mais dañu jàpp ni ay situation bi ñuy jóge PDS yaakaar naa ni bugguma sax tellu si waat si loolu parce que yaakaar naa lu nekk suñu gannaaw la ñun li ñu waroon def PDS yëpp def nañ ko te président dama koy gërëm di ko sant si confiance bi parce que laaju ma ko bi musuma toog laaj ko dara. bu toogee ba xelam nekk ci man bu toogee di wax également mënoo ko ci génne. non bu xelam bu jógee opposition dem di fekki nguur dafa am loo ca séntu. mais man ça fait je pense plus de 2 ans maa ngi ak président. jotaay yi ñu mës a daje yëpp mu laaj ma dama ne ko président man je ne suis pas un homme politique qui suis dans le transactionnel. su ma jàppale c'est spontané su ma ko gëmul woon du ma ko jàppale. li ma gëm am na gone yu lay dégg ne xafoor day dóor rek li muy wax nii. li ma gëm non xam nga bu doon dóor. président toog nañ plusieurs fois. xam nga koy naan ndox mu tàng moom xëy na suukar saa tax. non xam nga Babacar li ma gëm li tax may jàppale Macky Sall li ma gëm te di ko wax suma génération yëpp dama jàpp ni c'est le meilleur allié de notre génération. man dama jàpp ni. mais yow bi Macky Sall doogee falu nga nekk PDS amul loo ko yàqule ak Sénégal xalab nga ko xalabati ko. non Babacar xam nga man je suis homme politique là man lépp lu may def xam naa ko xam nga bi ma gars yi wëral nañ ma cassette bu nekk lu ma wax lu ñaaw Macky Sall mosuñu ko gis parce que sequñu loolu te li ma jàppoon man benn contradiction kese lañ amoon ak Macky Sall benn contradiction mooy ñi nga xam ne ni ñu ngi woon PDS ñu nekk ci biir kaso bi te man depuis bokk naa ci boo demee laaj PDS depuis 2013 ñi ko posé à l'intérieur du PDS la question de l'alliance stratégique ak APR parce que dama jàpp cohérence idéologique dafa am ak cohérence programmatique dafa am bi ñu ñëwee opposition ñun dañu def ñoo njëkk a def assise u PDS ne nañu tëggaat texte PDS nañu tëggaat programme bi ne daal di ne lan mooy stratégie PDS est-ce que conquête directe du pouvoir la est-ce que conquête progressive du pouvoir la mais bi ñu posé débat bi ñu xam ni parti bi yoon bii mu jël c'est pas la bonne voie yoon bu jëm ci mur bi la ñu ne leen mais bu dee conquête bu nee amuñu moyen conquête directe du pouvoir nanuñu xool naka la ñuy tabaxee une alliance stratégique libérale avec le président Sall ñu aidé ko mu enjambé 2019. loolu de xalaatu ko du ngeen am lay Wade mu ak ni mu taxawee ak Karim Wade li mu daj ci Macky Sall ngeen bëgg a taxaw ne ak lëkkaloo. non loolu dañ ci liggéey ci biir xam nga l'histoire suba dina ci ñëw mais li am solo mooy la ñu waroon def PDS def nañ ko bi ñu gisee ni PDS yoon bii mu jël ak orientation bii ñu jël ñun méngoowul ak suñu yoon dama jàpp ni man awma leneen lu may def lu dul créer parti parce que am naa relation ak président yoo xam ne ni te jàpp naa ni li nga xam ne ni mu ngi koy def ci réew mi c'est le meilleur continuateur de l'œuvre de Wade encore une fois Macky Sall n'a jamais renié l'œuvre de Wade dama koy wax tout le temps c'est le continuateur li nga xam ne loolu ngeen doon xalaat bu sotti woon jëflante ak Macky Sall ci jamono jooju kon Karim Wade xam naa li ko dal du ko dal noonu la non waaw dama ne Karim Wade je pense que bu ñu déglu woon ñun bu ñu déglu woon déedéet dama ni ngeen doon xalaat ni yéen waa PDS ginnaaw yéen a ngi opposition na ngeen lëkkaloog Macky Sall àndandoo ci politique kon bu amoon yoon du topp Karim Wade non loolu bokkul ak dara dama ne li may wax du loolu yu bokkul ak dara de parce que ñun lañ doon wax dañ
dañu ne PDS nañu taxaw problème judiciaire bi mu jógee dafa am problème judiciaire ak problème politique bokkul bu ñu politiser ay problème judiciaire xam nga problème bi mooy dañuy jaawle xam nga réew mi damay wax dafa am lu dangereux loo xam ne nii moom moo fi am bu dee képp kuy homme politique boo amee problème rek avec la justice ñu ne c'est un problème politique c'est une instrumentalisation de la justice loolu mooy ñu ngi indi impunité des hommes politiques te impunité des hommes politiques amul yoon. da nga féete ci affaire APR moo tax. non du question féete xam nga li am solo mooy lan mooy man jàpp naa ni président mu ngi ci yoon bu baax li mu nga xam ne nii mu ngi koy liggéey pour Sénégal baax na Sénégal. programme bu am solo parce que président bi mu ñëwee dafa def synthèse li mu fi fekkoon muy document politique de politique économique et sociale ci synthèse ko ak yoonu yokkute muy plan Sénégal émergent donc lépp loo xam ne nii programme mu ngi fi woon avant Abdoulaye Wade doon ko doxal ñu ngi ko tëxëñ ci li nga xam ne nii mu ngi ci biir PSE bi yokk ko amplifier ko donc à partir de ce moment xam nga lan moo am ci réew mi dama bëgg place bi dama bëgg nguur wala dama bëgg a nekk président ne wala kii na fi jóge bëtam neexuma wala ni muy solo neexuma. est-ce que li xew PDS jamono ji kon bett la féewaloo gi ma dikki ñang fii Karim Wade fële. mënuma bett xam nga bërki démb dama dajeek président Madické Niang ci benn dëj mu ne ma yéen de yey ngeen ma parce que 2015 ngeen ñëw sama kër man ñoom Massaly Ablaye Sow Lamine Keita ne ko ñun de ay ndaw lañ ci parti bi mais yoon bii parti bi jël baaxul yow nag sa relation ak Ablaye Wade da nga war a jóg nga dem nga wax ak moom yow da ngeen am responsabilité historique mu wax ñu expliquer ñu ne ko loolu parce que ñoom jàppoon nañ ni situation mun na régler ñu ne leen lii nii lay demee te ñun lii la ngeen ko waxoon defu ko. non def na ko mais ñoom ils étaient moom daal lii mënuma dugg ci yenn détails yi li am solo mooy ñun lii yëpp xamoon nañ ko dara bettuñu ci te waxoon nañ ko parce que ñoom jàppoon nañ ni suñu yegsee fii danañ leen def candidat xam nga ñun bi ñuy samp Karim Wade candidat de 2015 ñun d'accord ñu woon mais bi ñu jógee taxaw ci biir parti bi ne dañuy bañ congrès bi Souleymane Ndéné Ndiaye ñu ngi koy saaga tey mais Souleymane Ndéné ñun ñoo dem këram dissuadé ko ci conférence de presse bi mu waroon def à 3 jours de la désignation de Karim Wade parce que dañ na ko Karim Wade mardi lañ koy jugé soo defee lii dafay mel ni compatiroo ak sooram parce que ñun xamoon nañ ni dañ ne non nañu def Karim candidat pour que ñu politiser dossier mais ñun xam nañ PDS nu muy doxee. xamoon nañ ni bu ñu paree dañ naan candidat bi dañ ko tànn démocratiquement dafiy continuer donc li xew PDS ñun 5 secondes li xew PDS bettuñu xamoon nañ ni nii lay demee mais yoon boo xam ne nii tànn lañ ko ñi ci d'accord nañ fa toog des continuer ci loolu mais ñun ñi nga xam ne nii xam nañ yoon bi amul mucc ba def nañ leneen Abdou Khafor Touré ñu nangul ku nekk loolu yéen doog jàmm jërëjëf